Alhamdulillah, alhamdulillahi lazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Seen mbokk imam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo delsi tey lundi 30 décembre 2019 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu audio numéro 118. ci sunu jotaay bi passé jeexaloon nañ ak aaya 19 bu suuratu Nisa. mu nekkoon aaya bu am solo boo xam ne defoon nañ ci ñaari audio yoo xam ne waxtaan nañ ci, gis nañ ci naka lañ doon mettitale jigéen laata lislaam di ñëw ca jamonoy jaahiliya. ñu gis itamit ci ñaari audio bi li ñi borom bi di digal ñu war ko di ko jëflante ak sunuy soxna yi, jëflante bu rafet. ñu waroon na jàll kon ci yaa ayyuhal lazina amanu bi ci topp, yaa ayyuhal lazina amanu bi topp ci aaya 19 bu surat Nisa, waaye dañuy des ci diggante góor ak jigéen. mu dugg rek ba léegi ci commentaire aaya bi, ndaxte mun naa wax ne dañ ubbi woon rek, kon dañ ciy des diggante góor ak jigéen, diggante jëkkër ak jabar, ak ñaari bunt yoo xam ne ñu fas yéene ubbi, ñaari bunt yoo xam ne yu yitteel lool askan wi, muy mbirum sëy mariage ak mbirum fase divorce. mu nekk ñaari thèmes yu am solo, mbirum sëy ak mbirum tàggoo. toujours xam nga nit ñi ñu ngi jànkoonte ak ñoom ci biir penc mi, moo tax ñu façon yéene ubbil leen ñaari bunt bu ci nekk ak buntam. kon tey ñu fas yéene ubbi buntu sëy, buntu mariage, ak audio bii nii di audio 118 bi. ñu fas yéene ci audio 118 bi kon bi nga xam ne mooy ubbi jàngat ci ñetti tomb bu njëkk bi dinañ indi naka lañu borom bi digalee sëy, num ñu ko digalee. ñaareelu tomb bi dinañ indi lan mooy njëriñu sëy. ñetteelu tomb bi ñu indi lan mooy tolluwaayu sëy. kon ñetti tomb lay doon. benn bi naka la ko borom bi digle, ñaareel bi maanaam bu njëkk bi kon mooy prescription bi, ñaareelu tomb bi lan mooy njëriñu sëy, maanaam objectif yi, ñetteel bi lan mooy tolluwaayu sëy, lan mooy kon maanaam statut. ñetti tomb yaay ngi noonu mbokk yi, ñu fas yéene leen yaatal ci biir audio bi. kon muy audio bi nga xam ne mooy ubbi buntu sëy. suñ demee ci tomb bu njëkk bi mooy ni borom bi digalee sëy, ndigal la. borom bi Allah subhanahu wa taala moo ñu digal sëy ci aaya numéro 3 bu suuratu Nisa. du aaya buy tàmbalee gaa ak yaa ayyuhal lazina amanu, waaye ci la ñuy digalee sëy ci aaya boobule di aaya numéro 3 de suuratu Nisa. borom bi Allah subhanahu wa taala mu ngi wax ci aaya boobu, ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajim: fankihu ma taaba lakum min an-nisaa'i mathna
wa sulaasa wa rubaaxa fa in xiftum ala taadilu fa waahida. borom bi Allah subhanahu wa taala mu ne ñu daggan na ñu takk ci jigéen ñi nga xam ne bëgg nañ leen, daggan nañu takk ci ñaar, ñett ba ci ñeent. waaye su nekkee nag ne dañoo ragal a bañ a maandu ci seen diggante, ñu yem ci benn. kon borom bi Allah subhanahu wa taala nee na mën nañoo takk ñaar, ñett ba ñeenti soxna ci jigéen ñi nga xam ne bëgg nañ leen, waaye borom bi Allah subhanahu wa taala nee na su nekkee ne nañu ragal nañ ñoo bañ a maandu ci seen diggante, nañ yem ci benn. lan mooy maandu ci diggante ay soxna? maandu ci diggante ay soxna mooy yemale, mooy ngay yemale ci tomb yi nga xam ne maa ngi koy waaj a tudd. nga yemale leen ci wàllu dëkkuwaay, nga yemale leen ci wàllu dëkkuwaay, nga yemale leen ci wàllu dépense, li nga leen di jox nga yemale leen. yemale bi nag ci wàllu dépense naa ci indi tuuti précision. su nekkee na nga am ay soxna yoo xam ne njaboot ga yemul, c'est normal que ki nga xam ne moo ëpp njaboot dépense am daal di ëpp. loolu moom xel daf koy mottali. kon su ñuy wax yemale, yenn yi tamit xel moo koy mottali, yenn yi xel moo koy mottali. waaye na proportionnel, maanaam nañ leen mun a méngale, loolu mooy yemale bi ci wàllu dépense. kon bu njëkk bi yemale leen ci wàllu dëkkuwaay yi nañ yem. dépense yi nga yemale leen ci. bés yi ngay ay fii ak fële wala ak feneen ñu yem. bés yi ngay ayee fii ak fële wala ak feneen nañ yem. yaa xam da ngay def ñaar yaa xam da ngay def ñeent lu ngeen d'accord yi yow ak say soxna rek mooy wéy. ñaar la nit ñi miin, waaye yow ak say soxna su ngeen d'accordee def ñeent wala leneen dafay wër. lislaam daf leen ciy fekk si. na nga leen yemale ci wàllu col, ak wàllu toppatoo seen wërgu yaram. ci wàllu col ak toppatoo leen, yemale leen ci wàllu toppatoo seen wërgu yaram. nga yemale leen itamit ci respect, nga respecté leen ñoom ñëpp. ni ngay respecté kii nga respecté ko kële. yar ak teggin bi ngay ànd ak kii nga ànd ko ak kële. kon yii ay tomb yu mu indi woon la rek, indi ko ci wàllu yemale. amaan na am na yeneen yoo xam ne mën nañ ko indi, waaye yii laa tànnoon ndax seen solo yi ñu am. góor goo xam ne nag mënul garantir yii ma wax ci wàllu yemale, góor goo xam ne mënuloo yemale say soxna ci yenn ci yi ma tudd nii, mënoo leen yemale, daf dul dagan ngay takk ñaari jabar wala lu ko ëpp. loolu borom bi Allah subhanahu wa taala moo ko wax. su nekkee daal mënuloo maandu, mënuloo yemale, daganul ci yow ngay takk ñaar wala lu ko ëpp. ñu jàll ci ñaareelu tomb bi nga xam ne moom lañ jagleel moom lañ jagleel luy njëriñ. lan mooy njëriñu takk mariage? lan mooy njëriñu sëy? lan mooy njëriñu am jabar wala am jëkkër? sëy mbokk yi
dañ koy def pour am njaboot, pour fonder foyer comme ni ñu koy waxee tubaab yi ni ñu koy waxee ci tubaab, pour samp kër am njaboot. su yàlla baaxalee barkeli sëy bi yàlla ci mànduteem su leen mayee njaboot, ndaxte nag yaakaar lay doon rek mbokk yi. sëy bi suñ ko defee jëkkër ak jabar am ànd, yaakaar la ñuy am njaboot, waaye yàlla dafa garantul ñëpp kenn ne sëy yëpp dinaa fa def njaboot. kon ku am chance yàlla def ci sa sëy njaboot, sant yàlla la, ndaxte may na la nga yokk xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon xéewal boobule mooy njaboot bi nga xam ne ñii sëy dañ koy yaakaar. xéewal la ndaxte dangay yokk xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yokk xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag day fekk ne kon ñu jàpp ne kon yow njaboot googu la yàlla may def nga li sa waru gar ci wàllu jàngal leen diine ak lépp luñ soxla ci àddina, ak tamit nga yar leen, parce que xeetu yonent bi dafa am nu ñuy mel. kon soo déggee ñu naan bokk nga ci ñi yokk xeetu yonent bi, doom bi rek kese doyul na, mais na fekk mu nekk doom joo xam ne jàngal nañ ko, yar nañ ko ci diine. takk soxna am njaboot di leen di toppatoo ni mu waree, jaamu yàlla bu rëy la. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dépense boo def ci sa njaboot, ci say soxna wala ak say doom, dépense bi nga ciy def moo ëpp yool fuuf beneen dépense bu dul moom. li ngay dépensé ci say famille, say soxna, say doom moo ëpp yool fuuf beneen dépense bu dul moom, ba sax dépense boo xam ne mu ngi laal jàkk, ba ci dépense boo xam ne sax dépense buy laal mbirum jàkk la. kon mbokk yi ñu gis solo bi njaboot am, te njaboot suñ koy wax day fekk ne mu ngi jaar ci mariage, mu ngi jaar ci sëy. beneen njëriñ bi nga xam ne sëy mu am na ko mooy ne takk soxna dina la dimbali ci nga maandu, dina la dimbali ci nga bañ di ànd ak jigéen joo xam ne lewu la. takk soxna dina la dimbali ci nga bañ a moy, ndaxte mbokk yi mooy maanaam lu dem di ànd ak di jaxasoog jigéen joo xam ne lewu la, dafa nekk ci bàkkaar yu gën a ñaaw, dafa bokk ci bàkkaar yi gën a ñaaw, ba pare dafay am jeexital ci sa xar kanam. waaw, di ànd ak jigéen joo xam ne lewu la, warloo ànd ak moom du sa jabar, ngeen di ànd di jaxasoo, xeetu bàkkaar boobule ku koy saxoo rek day feeñ ci sa kanam. kooku mbokk yi amul benn sikki saka, day feeñ ci sa kanam, nga xam ko ak nga ñàkk ko xam dafay feeñ ci sa kanam, dafay bàyyi ay traces, dafay am ay jeexital ba ku la xool xam ko, ku la xool daf koy xam. mbokk yi beneen avantage, beneen njëriñ bi nga xam ne takk soxna am na ko mooy ne ci biir penc mi day yaatal mbokk gi. xam nga sëy su amee ci diggante ñaari nit rek mbokk ga yaatu na. ñaari famille yi dañuy ñëw nekk benn famille. rawatina nag su suñu njaboot amee deret ji jaxasoo, xam nga mbokk day yaatu.
day yaatal famille xaritu famille bu ci nekk say xarit ñëw wàll si xaritoo gi gën a yaatu. kon ñu gis ne mariage maanaam sëy dafay indi jàmm sax ci biir ci pénc mi, day indi sax jàmm ci pénc mi. su loolu weesoo ñu dem ci ñetteelu tomb bi, maanaam lan mooy tolluwaayu sëy. tolluwaayu sëy nag suñ koy jàngat mooy tontu laaj bi, ndax takk soxna farata la am déet. pour xam tolluwaayu sëy, fu xam tolluwaayu mariage mooy tontu laaj bi, ndax sëy, ndax takk soxna farata la wala am déet, par force la wala am déet. mu nekk laaj boo xam ne kenn mënu ci tontu waaw wala déet. du laaj bi nga xam, du xeetu laaj bi nga xam ne da ngay tontu waaw wala déedéet, ndaxte dafa am ay cas, dafa am ñetti cas mbokk yi. cas bu njëkk bi mooy ki nga xam ne am na moyen pour yor jabar, am na alal, yàlla dénk na ko wërsëg boo xam ne mën na ci yore jabar, parce que jabar dañ koy yor, waxtaanee nañ ko ci audio yi passé. ku yàlla may wërsëg boo mën a yoree soxna ba pare yow mënuloo téye sa bopp, mënuloo maandu, mënuloo bañ a moy, ñu ne la yow nag kon takk jabar farata la. di nga mbokk yi, kon kaa bu njëkk bi ku nekk ci situation bi moom takk jabar dafay nekk farata day nekk obligation. mooy ki nga xam ne am na moyen bu mu yoree jabar ba pare moom tant que mu ngi nekk célibataire dafay moy di ànd ak jigéen ñoo xam ne lewuñ ko. kooku dañ la ne kon yow takk jabar farata la ci yow. mooy premier cas bi. deuxième cas bi, ki nga xam ne moom am na moyen pour yor soxna, waaye am na tamit moom kàttanu bañ a moy. moom mooy amul problème mu moy, moom du moy, am na moyen bu yoree jabar, waaye lim nekk célibataire yëpp ñàkk am jabar taxul muy moy. kooku dañ ne takk jabar ci moom dafay nekk sunna boo xam ne buñ ko digal lay doon rek, dañ ko koy conseiller, dañ koy digal mu jëfee sunna boobu di takk soxna. kon kii takk jabar ci moom sunna la buñ koy digal. troisième cas bi mooy ki nga xam ne moom amaana amul moyen du tout, amul lu mu yoree jabar, amul lu mu yoree jabar. su takkee jabar amul lu mu ko jox mu lekk, amul fu mu ko dëkkal, su feebaree du ko mën a faj. soit nga nekk situation boobu, wala nga beneen ñaareelu situation bi nga nekk koo xam ne amuloo kàttan ba di mun di ànd ak sa jabar, amuloo kàttan ba tax di mun di jaxasoog sa jabar. ñaari situation yi nga nekk ci benn ci ñoom, dañ ne yow daganul nga takk jabar, daganul, parce que soo takkee jabar da nga koy lor. mooy troisième cas bi, mooy ki nga xam ne benn amul moyen du tout, mënul yore jabar, wala mu nekk ci seen situation boo xam ne am na problème boo xam ne amul kàttan bay mun di ànd ak soxnaam. kon ñu ne la yow ñaari cas yi boo ci mënti nekk, soo takkee jabar da nga koy lor. moo tax ñu ne la yow takk jabar ci cas bi kon du daganul. kon mbokk yi ñu gis ne kon tolluwaayu sëy ndax farata la am déet, gis na ngeen ne dafa laaj jàngat. donc ci ñetti situation yi lañu indi woon pour jàngat ko. moom la borom xam-xam yu bari di indi pour jàngat ndax takk jabar farata la wala déet. waaye du farata,
du farata ci par force maanaam daal képp ku julli rek da nga war a takk jabar par force déedéet du loolu soo jëlee benn borom xam-xam ñu joxe ci ñaari borom xam-xam rek yoo xam ne seen xam-xam ñooñu koy werante woowu ku mel ni imam Nawawi mooy ki bind Riyadu Salihin téere boobule Riyadu Salihin le jardin des vertueux des saints vertueux ak Ibn Taymiya di taalibe yi gën a fës ci taalibe imam Ahmad ibn Anbali ñoom amuñu woon soxna ndaxte ñoom gis nga ñoom seen mbirum gëstu xam-xam moo leen yitteloon ba nga xam ne ñoom seen xel nekkuloon ci jabar surtout que ñoom mbirum xam-xam tax na ba ñoom xalaatuñu woon sax mbirum jigéen kon gis nga mu ngi noonu ku nekk rek situation bi nga nekk moo lay wax ndax di nga war nga takk wala am déet kon mbokk yi loolu lañu indi woon ci audio 118 bi pour ubbi buntu mariage buntu sëy ñëmale ko fii ba beneen yoon incha allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim